intitulé Mara milliardaire la face cachée d'un prédateur ab benn waay boo xam ni ñu ngi koy woowee Mara milliardaire waaye turam dëgg di Abdoulaye Faye ñu koy toppee wala boo considéré ko comme ab rëbbkat ndax ginnaaw bi ko division des investigations criminelles tegee loxo ñu gën koo xam ci DIC dañu seetlu ni dafa am benn ak ndaw ab xale bu góor boo xam ne mi ngi am lu toll ci fukki at ak juróom benn boo xamante ni nii daf koy jëfandikoo dafay utiliser xale boobu noonu ngir satisfaire li nga xamante ni nii mooy yenn ci ay bëgg-bëggam di fàttali ni même Abdoulaye Faye boobu noonu du la première fois ñuy dégg turam ci ay mbir yu laalee wàllum yoon bu ngeen fàttali ko en octobre 2025 déggoon ngeen fi ab coow loo xamante ni mi ngi doxoon ci ab rappeur bu ñuy woowee Mouhamadan Fall ñu gën ko xam ci 10 000 problèmes ak beneen tiktoker buy wóor ci turu Lamine Kangam dañ leen condamné woon au mois d' octobre ci problème bi ñu amoon ak ki nga xamante ni mooy Abdoulaye Faye ñu gën ko xam ci Mara milliardaire bi nga xam ni daf leen porté woon plainte ñoom ñaar muy 10 000 problèmes ak Lamine Kangam la taxoon mu porté leen plainte au mois d' octobre 2025 nañu teewlu c' est à travers benn vidéo bi nga xamante nii kenn ci ñaar ñooñu di wóor ci turu Lamine Kangam fësaloon na ko à travers son compte TikTok. Thiès benn sëriñu góor jigéen bu ñuy wax Serigne A Faye Serigne A Faye yàq nay avenir u xale yu bëri yàq nay avenir u ndaw yu bëri te nag fi mu koy jaarale moom mooy daf leen di gëmloo ne mën na leen def ay millionnaires voire même des milliardaires te daf leen di gëmloo ne lenn rek la solo ci ñoom muy maanaam dafa war a sëy ak ñoom ci ginnaaw maniw boobu di génn ci moom da koy fomp ci mouchoir Kleenex nee na loolu kese c'est suffisant pour que mu mën leen def millionnaire wala mu mën leen def milliardaire allahu akbar. ñoo ko teeloondoo tiktoker boobu di woo ci turu Lamine Kangam bi nga xam ni moo njëkkoon am problème ak ki nga xam ne mooy Abdoulaye Faye ñu gën ko xam ci Mara milliardaire à travers vidéo bii mu defoon doon artu ci waa jooju ci ay mbir yoo xamante nii dañ ko njortu ci moom. vidéo bi ça date de 9 octobre 2025 la defoon vidéo bi mu ko defee ba pare ci la Mara milliardaire turam dëgg di Abdoulaye Faye porté ko plainte porté waale plainte keneen kuñ naan 10 000 problèmes di ab rappeur ba gannaaw gi moom Lamine Kangam ki def vidéo bii nii ñu daanoon ko ci wàllum yoon lu toll ci 2 ans de prison ak loo xamante ni nii juróom-benn weer yoo xam ne ci 2 ans yi daf koy tëdd kaso. keneen ku naan Mouhamadan Fall di 10 000 problèmes ba tey moom dafa accusé woon ki nga xamante ni nii mooy Abdoulaye Faye ñu koy woowee Mara milliardaire moom it ñu condamné ko 1 an de prison yoo xamante nii ñetti weer yi da koy tëdd ba noppi muy sàkku wala bokk yoon sàkku ci ñoom ñu dàmp ki nga xamante ni nii mooy Abdoulaye Faye donc lii c'était une dénonciation bi nga xamante nii amoon na depuis octobre 2025 mai 2026 bii la ñuy soog a teg loxo ki nga xam ne mooy Abdoulaye Faye pas par rapport ak accusation yooyu nga xamante ni jibaloon nañ ko waaye beneen ndaw boo xamante ni mi ngi am ci toll ci fukki at ak juróom benn maanaam 16 ans mbir mi ni mu demee mi ngi tàmbalee Touba benn góor goo xamante ni nii dafa am doom moom mi ngi dëkk Touba mu toog ba benn jamono gis ab doomam boo xam ne mi ngi woon ci gox bi ñuy woowee Caaroy Gaar doomam turam mi ngi tàmbalee S sant Ndaw moom góor gi turam tàmbalee MB sant Ndaw gis ni doomam bu góor bi ginnaaw bi mu jugee Dakar nekk ci quartier bu ñu naan Caaroy Gaar nekkoon faak maamam di fa jàng korité jot mu ñëw korité si Touba bi mu korité Touba mu gis ni xale bi dafa nemmeeku ci moom yenn changement ay coppite yoo xamante nii gis na ko ci comportement wu xale bi gis na ni ci wàllu jëflanteem ak comportement am xaw na daal yambare trop par rapport ak ni ñu ko xamee woon loolu benn constat la beneen constat bi mu gis ni xale bi muy doomam bi am fukki at ak juróom benn bi ma ni cas bi ou bien dossier wu Mara milliardaire ci xale boobu la tàmbalee mu gis ni doomam bi turam tàmbalee es sant Ndaw dafay mëne benn train de vie boo xamante ni ëpp na ci gone goo xamante ni nee nañ ab élève la bi loolu amee ci la waajuram moom xale bi am fukki at ak juróom benn jël xale bi nangu téléphone portable am def ay vérification bi mu defee vérification ci la gis ni doomam bi nga xamante ni am na lu toll ci fukki at ak juróom benn dafay entretenir ay relation yoo xamante ni nii ak mbirum sëy ak ay góor ay muskalaf yoo xam ne nii ñoo ko mag ci la jàppee xale bi yóbbu ko ca fi nga xamante ni nii mooy commissariat d'arrondissement bu Ndaamatu ne doomam dafa yëngu ci fànn yi ci lu ñu defee li nga xamante ni nii mooy exploitation technique parce que lii may lim nii mi ngi am maanaam góor gi mi ngi yóbbu doomam le 23 mars 2026 bi commissariat bu Ndaamatu jotee dossier bi ci la ñu def seen i enquête ba après enquête bi ci la demee ci DIC diggante bi déglu nañ ki nga xamante ni mooy xale bi am lu toll ci fukki at ak juróom benn turam tàmbale estamu santu Ndaw
mu nangu jëf ji nga xamante ni ñu ngi ko koy toppee ak fee yi nga xam ne waajuram bu góor fekk na ko ci biir téléphone am portable am mu wax ni la ko dugal ci mbir mi dafa xamanteeg benn waay joo xam ne mi ngi ko xam en 2024 koo xamante nii mi ngi tudd Adama Sène nee na Adama Sène la xam te mi ngi ko xamee woon King Fahd Palace benn barab fii ci Dakar ci benn activité politique boo xam ne fa lañ daje woon Adama Sène wax ko ni war na koo mën a seet si proposé ko ngir mu seet si ko ci dëkkuwaayam bi nga xam ne mi ngi Caaroy Gaar ci benn quartier bu ñu naan Cité la Rochette moom Adama Sène invité xale boobu noonu turam tàmbalee sant ndaw ba mu ko invité xale bi nee na moom Adama Sène di ko proposé pour sàkk ko di ko proposé ñoom ñaar ngir ñu sëy xale bi bañ lànk mais nee na Adama Sène bàyyiwu ko dafa continuer waat di ko toppaat ba promettre ko sax dina ko mettre en relation ak ay nit yu am daraja ay nit yu siiw ci dëkk bi ngir ñu soppi li nga xamante ni mooy dundam ngir ñu promettre ko benn vie boo xamante ni dina génn ci situation yi mu nekk moom xale bi nee na ci la nangoo sëkk ak ki nga xamante ni mooy Adama Sène nee na foofu la xamee di sëkk ak moroomu góoram mais yamul ci loolu par la suite ci la découvrir ki nga xamante ni nii moom la ñuy woowee Mara milliardaire turam dëgg di Abdoulaye Faye nee na dafa xëy bés xamul ba xam wala boog ñun xamuñu ba xam Adama Sène moo ko boole ki nga xamante ni mooy Abdoulaye Faye di Mara milliardaire mais toog na bés kuy wuyoo ci turu Abdoulaye Faye ñu gën ko xam ci Mara milliardaire woo ko téléphone bi mu ko woowee téléphone mu invité ko ci këram gi nga xamante ni nii moo nekk Almadi moom xale bi nga xam ne am na fukki at ak juróom-benn mu ne depuis lors ci la continuer di sëy ki nga xamante ni nii mooy Abdoulaye Faye di ko sàkku daan na ko sax jël si Caaroy Gaar ci benn à travers benn BMW boo xamante ni couleur bu noir la couleur bu ñuul doon ko fa jël si di ko yóbbu ci appartement bi nekk Almadi daan ko sàkku gannaaw ba mu ko njëkkee sàkku nag nee na may na ko 100 000 francs mais yamul ci boobu sàkkuwaat na ko lu bari yoon ba mi ngi fàttaliku jot na ko jox 50 000 lu bokkul ak 100 000 la njëkk ya may na ko 110 000 mayaat na ko 70 000 mayaat na ko 120 000 mayaat na ko 60 000 mayaat na ko 300 000 muy diggante xale bi am 16 ans ak ki nga xam ne mooy Abdoulaye Faye ñu gën ko xam ci Mara milliardaire mais yamu rek ci xaalis bi mu ko doon jox mais jëndaloon na ko benn iPhone 12 boo xamante nii moom xale bi doon na ko yor donc loolu lépp di ay éléments yi nga xamante ni les enquêteurs yor nañu ko à leur disposition mais aussi ci l'exploitation technique bi ñu def à travers le téléphone bi nga xam ne mooy xale bi mu yoroon gis nañ ci sax intercepté ci ay appel ba benn ci ay vocal yoo xamante ni wala benn ci des messages vocaux bi nga xam ni moom ki nga xamante ni mooy Abdoulaye Faye ñu gën ko xam ci Mara milliardaire mi ngi envoyé xale bi message naan ko bébé namm naa la donc loolu gis nañ ko ci li nga xamante ni mooy ci ay message ginnaaw nag bi nga xamante ni xale bi auditionné nañ ko listé na lu toll ci fukki nit ak juróom yoo xamante ni nii ci milieu boobu réseau boobu la ñu nekk tudd na ba jàpp nañ sax am na ñenn ñu daw mais am na ñu ci jot a jàpp am na ku ñu naan Moussa Diop am lu toll ci 44 ans ñeent fukki at ak ñeent di woowee ni entrepreneur la am na keneen ku ñu naan Baye Modou Ngom am lu toll ci 26 ans ñaar fukki at ak juróom-benn di ab couturier maanaam dafay ñaw keneen ku ñu naan Omar Ndaw am lu toll ci 22 ans ñaar fukki at ak ñaar di yëngu ci wàllum togg ak yu ni mel keneen ku ñu naan Alassane Diallo am lu toll ci ñaar fukki at ak juróom-benn 26 ans di ab commerçant. actuellement nag enquête bi mi ngi wëy ki nga xamante ni mooy le procureur bu tribunal Pikine Guédiawaye moo édité dossier bi muy Saliou Dicko ki nga xamante ni nag jot nañ ko jàpp muy Abdoulaye Faye ñu gën koo xam ci Mara milliardaire ak ñeneen ñi ñu teg loxo ak tama jotu leen lim ñi ngi leen di toppee association de malfaiteurs mbootaay def ko du ñaawteef pédophilie maanaam sàkku ab tout tànk goo xamante ni fettagul ci xottu nen viol répété sur mineur koo xam ni dafay tollanti di sàkk koo xamante nii ay atam yées na fukki at ak juróom-ñett acte contre nature muy mbiru borom ñaari tur yi waaye aussi transmission volontaire du VIH maanaam ñoo xam ne ci seen coobare boobu dañuy jóg ngir wàlla jàngoro ji nga xamante ni mooy VIH sida donc dossier boobu noonu foofu lañ ci toll soxna Ramatoulaye muy leneen lu dolleeku par rapport ak le cas Pape Cheikh Diallo xëy na bii beneen dossier la à part bu bokkul ak xëy na peut-être après on aura la possibilité wala l'évolution de l'enquête pour mun a xool dossier yooyee ndax am na lu leen lëkkale wala am na lu leen lié par rapport ak les profils yi ñu teg loxo. parce que à tout moment mën na doon benn dossier vu que ñoom ñëpp ñooy bokk lu ñuy def Pape Samba beneen cas ci biir kaay mu doon dossier bu ñu wooyee dossier Mara milliardaire moom nag daanaka sax mun nañ ne est-ce que yëf yi raxul li nga xamante ni moo di mystique ndaxte buñ ne kenn tiktoker yi alerté woon na nee na est-ce que waa ji dafa mel day utiliser li nga xamante ne moo di menu di ci def ay mbir yi xaw a doy waar moo tax yëf yi bu ñuy rombee sax li nga xamante ni moo di mbirum alal est-ce que secte sax nekkul ci biir yëf yi. non au-delà de secte tout un réseau parce que xam nga arrestation yi
ñun chaque fois day am ñu doon wax sax naan waaw da ngeen di wax trop ci dossier da ngeen di wax trop ci dossier chaque fois bu ñu doon wax dañ naan dañ ciy wax parce que dañoo bëgg artu ci ni affaire bi mu ngi ci couche société yépp fépp foo dem di nga leen fa fekk looloo tax ñu ciy wax parce que c'est dans des milieux insoupçonnés loolu moo taxoon ñu ciy wax léegi arrestation yi mujjee ñëw yépp ça confirme juste yi ñu yàgg wax ci plateau ne mbirum góor jigéen bi c'est juste un réseau boo xamante ni implémenté nañ ko dans toutes les couches de la société c'est-à-dire que fépp foo dem ci société bi di nga leen fa fekk loolu moom mooy li nga xamante ni mooy mbirum góor jigéen xam nga tey jii kuñ ne la c'est un mara ñu ne woon dañ ko tuddee sax xaw ma mara milliardaire et que moom dafay ñaanal yenn mbëri yeeg yooyu noonu mais ce qui est extraordinaire mooy li ñuy wax tout le temps jeunes yi nga xam ne dañ leen di indi ci biir réseau bi te indi ci biir réseau boobu à travers le financement parce que ci biir récit wu buri mu ngi ne da ko doon fay xaalis xale bi defe naa 16 ans la am ku am 16 ans mu koy jox ay 100 000 ay 300 000 c'est-à-dire que kooku xaalis lay jëndee booy bi xaalis la koy xooyee pour indi ko ci benn réseau boo xamante ne peut-être jeune bi xam nga du ñëpp ñoo am une certaine maturité à 16 ans du ñëpp ñoo mën a am xalaat boo xamante ne mën nañ am benn assise ne lii du ma ko def mais bu fekkee da ngay dem ci lu tax demul ci ko am 25 ans lu tax demul ci ko am 30 ans parce qu'il est parti chercher un jeune boo xam ne da koy dugal ci biir réseau bi après jeune boobu noonu moom mooy dem ci ay mborom moom indiwaat yeneen mborom ci biir réseau bi ñuy dawal nag seen agenda mais c'est exactement ce qui se passait dans ce pays xam nga boo déggee sax ci biir dossier ñu ngi naan la ci am na benn maçon boo xamante ni moom moo doon indil xawma kan ay partenaires c'est-à-dire que c'est tout un réseau bien structuré dans ce pays ñoo doon opérer diw bu demee tëdd ak kii kële dem tëdd ak kii ba pare ñuy dem jëli ji ay xale nag di leen indi ci biir réseau boobu noonu dugal leen ci mbirum góor jigéen lii moo tax dossier bi nekk dossier bu extrêmement grave parce que tey ji ki nga xamante ni ñu ngi koy tudd mooy le Mara là je ne sais même pas si on peut l'appeler Mara waaw mais influence bi mu am maanaam ci ñi mu doon lëkkalool mais kenn daa mën a xam ñaata xale la doon lëkkalool wala ñaata xale ñoo nekkoon sous son influence moo tax il faut démystifier certaines choses xam nga am na yoo xamante ni mbirum góor jigéen ñi surtout bu fëlee bu ñu la déggee ci benn catégorie bi rek dañ naan non lii mënul nekk parce que waaw kii diine bi lay liggéeyal nanga sa mbirum góor jigéen ñi jàpp nañ ci jàngalekatu alxuraan koo xamante ni sëriñu daara la ci biir dossier bi jàpp nañ ci un maître coranique xanaa boobu nag moo gën a extraordinaire booboo gën a dee un maître coranique kuñ ne yow da nga yore ay xale yu bari di leen jàngal alxuraan yow góor jigéen nga. benn warut a choqué. c'est-à-dire que aucune arrestation ne doit choquer te il faut qu'on démystifie nit ñi maanaam nit ñi il faut ñu leen di démystifier xam nga li muy indi mooy képp kuñ ci mënti jàpp bu kenn ne non lii mënul nekk mën na nekk parce que keroog maa ngi koy wax góor jigéen amul xale amul paa gis jàpp nañ fi ay paa wu góor jigéen loolu ça choque les Sénégalais parce que dañ naan non paa nu mu ci mën a duggee. jàpp nañ ci jàngkatu xasida bi ngay wax jàpp nañ ci jàngalekatu daara jàppale nañ ci tey koo xamante ne nee nañ c'est un mara jàpp nañ ci homme politique jàpp nañ ci homme de média jàpp nañ ci homme de culture c'est-à-dire que toutes les sections de la société ñu ngi fa parce que daa am lu ñu doon doxal daa am lu ñu doon dawal et ce qui est extraordinaire mooy kenn xamul nag affaire bi ampleur bi mu am de parce que keroog maa ngi koy wax par rapport ak ki doon jàngale alxuraan ñu jàpp ko le problème ce n'est pas lui mais xale yi nekkoon autour yoo xamante ne dañoo nekkoon sous sa direction moom tey jii ndax xel du ci tey d'autant plus que am na benn internat bu ñu jàpp benn xale boo xam ne nee nañ dañ ko doon violer 9 ans la am ñan ñoo ko doon def loolu ñi ko doon jàngal foofu mais loolu ça doit interpeller c'est-à-dire que notre jeunesse est exposée loolooy dëgg notre jeunesse est exposée parce que dafa am ñoo mais pourquoi dans cette nouvelle loi on vise le financement lan moo tax ñi ñu jàpp yëpp ñuy laal blanchiment de capitaux loolu daf ñuy delloo ci suñu société ñun xam nga chaque fois ñu wax ko xaalis boo xamante ne jaar na yoon train de vie bu jaar yoon da ngay xam ni lii fii la jóge xam nga parent boobu il a été avisé gis ni doomam mu ngi am train de vie bu doy waar mu dem def ci ay caytu ne man sama doom liggéeyul loo xam ne wala deful loo xam ne mën na yore koppar gi mais ñaata xale ñoo nekk fii ci biir réew mi au Sénégal am un train de vie sans le contrôle des parents iPhone fu mu beesee ñu daj xaalis dañ ciy circuler liquide yore benn train de vie boo xamante ni kuy liggéey sax amu ko mais loolu ça n'interpelle pas les parents
ça n'interpelle pas la société boo waxee ñu ne la non da nga war a maanu ci vie wu jàmbur waa maanute boobu nag moom mooy indi un dégât collectif maanaam bu ñu ko jàppee un aspect individuel loolu moom mooy dem ba nekk un dégât collectif parce qu'on n'aura pas joué le rôle de vigie bi ñu war a joué ci biir société bi moo tax un mara milliardaire dem mën a dem sàqu ji ay xale am ñu ko doon dénoncer mu porter leen plainte ba tëjlu leen sax ci biir dénonciation maanaam moom mi nga xamante ni góor jigéen la ñu jiiñ ko góor jigéen mu dem tëjlu ñi ko doon jiiñ góor jigéen ne dañuy yàq deram au final on découvre wala mbir mi leer ni moom góor jigéen la ba da ciy dugal sax ay xale lii de moo xew Sénégal maanaam c'est pourquoi la société doit se remettre en question looloo tax ñu war a xool ñun mbirum góor jigéen mooy ñi naan les ma woon leen tuddee sax ay naafeq ñi naan ay c'est du domaine privé ay waa dañuy dem di xoole ci seen intimité ce n'est pas une question d'intimité c'est une question de société boo xamante ne da ngay laal suñu jeunesse bi yëpp xam nga boo ñu demee ba dialogue politique ab pa taxaw foofu 86 ans nga ni yow da ngay défendre affaire góor jigéen naan dañoo feebar dañ leen a war a récupérer ñu faj leen pour ñu mën a dellu si ci ñun mel ni ñun dañ leen di sonal dañ leen di persécuter xam nga loolu c'est extrêmement grave man dama ci doon waxtaan ak sama waa kër ñu ne ma non yow boo yoroon réew mi moom xëy na da ngay nekk ab dictateur may leen le vieux bi wax loolu séance tenante je suis ministre de l'intérieur je fais une note on l'arrête pour apologie parce que c'est une apologie boo toogee naan dañ leen di buntu xataal dañ leen di persécuter dañ leen a war a faj parce que dañoo feebar tu es en train de faire l'apologie de l'homosexualité parce que feebar nañ ci lan dañuy def ay xeetu ñaawteef yoo xam ne moom moo leen di jural ay problème de santé ba ñuy dem naan dañuy faju ji feebar giñ ci am muy sida bi ñu koy transmettre de manière volontaire à des personnes dans ce pays di dugal ay nit ci biir seen biir réseau ñu ne waa ñooñu dañoo feebar dañ leen a war a jàppale pour que ñu mën a dellu si waat ci ñun c'est-à-dire que ñoom ils nous font du mal en propageant l'homosexualité yamun ci blanchiment de capitaux yamun ci trafic et usage de drogue yamun ci transmission volontaire du VIH nga am 86 ans ñuy waxtaanee suñu système politique nga mën a toog foofu naan dañ leen di buntu xataal c'est-à-dire que dëkk bi li Khadim Bamba Diagne waxoon rek ndaw ñi bëgg nañ baax paa yi bañ il faut ñu changer suñu yenn paa yi et c'est dans ce genre de discours c'est extrêmement grave moo tax man ma jàpp ni l'arrestation de ce mara là wala ce prétendu mara dafa war a gën a ubbiwaat xel yi ci il ne faut pas que ñu ne diw ci lii la nekk mënul nekk góor jigéen c'est beaucoup plus profond que ça réseau bi c'est beaucoup plus profond que li nit ñi di gis ni et au jour le jour dina am yeneen arrestation yu bees. jërëjëf Pape Samba Boury ba tey rek 2 mots ci mbirum borom ñaari turi vu que dossier bu bees rek mu doon dossier bu gën a grave sax que bi fi nekk muy dossier ñoom Pape Cheikh Diallo. pour man surtout avec ce dossier bi mujj dafay témoigner rek ñi ci nekkoon di ci wax te koo bàyyi ñenn ñi di manipuler comme Pape Samba laa di naan c'est une question de vie privée ce n'est pas une question de vie privée man bu ma xoolee le cas avec jeune milliardaire bi ñu wax avec le jeune de 16 ans. C'est le même modus operandi avec le cas de Pierre Robert on vise des enfants yi nga xamante nii c'est des enfants en situation de vulnérabilité ñi nga xamante nii nekkuñ ci ay conditions yoo xam ne mën nañu am koom xale bi am 16 ans loolu lañ ko dugalee ci mbir mi mën naa la dugal ci ay réseaux nga xamante des personnes influentes mën naa la ci dugal nga am loolu ak loolu noonu la naxee xale bi en situation de besoin c'est ça c'est-à-dire que le mal est beaucoup plus profond et ce qui est dommage man partie boobu sax moom ma gën a intéressé par rapport ak ce dossier mooy tuuma am na tuuma la ñu ne la octobre 2025 nit ki tuumaal nañ ko as mbir ñooñu xëy na amuñu des preuves par rapport ak li nga xamante ni nii mooy tuuma yooyu noonu man pour man loolu rek mënoon na susciter wala encourager li nga xamante ni mooy même buñ ko toppul mais mu am la nga xamante ni nii mooy veille un travail de veille. Je pense que ñun on est un pays très organisé on a nos services de renseignement tey diw ñi ngi koy ruumandaatal diw dara wala dara mais où sont nos services de renseignement maanaam nit ki am na ñaaw njort ci li muy def déggoo xale bi nee na waa ji da daan ñëw ba Caaroy gaar doon na fa indi benn BMW bu ñuul di ko jël si di ko yóbbu Almadi waa ji au mois d'octobre lañ ko tuumaal mu porter plainte ñi ko doon tuumaal ba ñu condamné leen kii 6 mois ferme keneen ko 3 mois ferme. avec des amendes loolu waroon na nekk benn déclic même bu fekkee ni ñi ko tuumaal amu ci preuve yoon daan leen
du ñu contester la décision bi nga xamante ni juge jël na ko mais ka ñuy tuumal est-ce que mënee suñoo ñaaw njortu ca la muy def ba tax même bu ñu ko inculpé wul mais ñu topp ko teg ko gët xool kii li ñu koy tuumal est-ce que mi ngi koy def sax def enquête ni kon jàpp nañ ko bu yàgg mais cas bi jàppuñ ko parce que toppoon nañ ko di ko surveiller parce que bu ñu ko toppoon dinañ ko gis moment bi muy jëli xale caaroy gaar di ko yóbbu Almadi pour sàkk ko dinañ ko ne kirtim jàpp fekk ko jàpp ko en flagrant délit il a fallu que xale bi waajuram am seetlu ci doomam mu ñibbisi mu xool ko comportement am ak niveau de vie bi muy mëne mu def ses propres investigations parent bi ñu naan vérification technique kii papaam moo def vérification technique yi gis ni kii mi ngi sëkk ak ay góor papa ji jàpp ko yóbbu ko commissariat bu Ndaamatu ñu enquête bi ci la ñëwee Dakar cela veut dire que fii enquête bi waajur moo ko def ba jàpp doomam dem ñu gis ni waa ji ñoon tuumaal depuis octobre man foofu laa amee njàqare ci suñu dëkk bi effectivement man parfois damay am njàqare parce que pour man nit ki mënuñu la duteloo mënuñu am ay doute par rapport ak yenn ci ay mbir yooyu def yoon di aaye mais cette personne là peut se permettre di continuer pare yóbbu na nit ci yoon ñu condamné leen ok d'accord nee na dañ ko tuumaal mais ñu bàyyi kooku noonu sans surveillance mi ngi mel ni bi ñu fi jàppee nit ne dafa détourné suñuy milliards y a aucune surveillance ci këram bañ na ok c'est un gardien kër ga xëy na ñu dajji ko yóbbu fa ay documents wala ay xaalis ñu ne gardien bi ko def alors que kooku moment bi ñu ko tegee loxo la ñu waroon nekk tous ces biens immobiliers dafa waroon nekk sous haute surveillance la fay dugg la fay génn est-ce que gars yi nga fay dugg di fa doon nañ fa kaaw xaalis ay nit di ñëw di fa dugg à 3 heures du matin di ko génnee donc c'est malheureux man parfois je bugguma yëkkati yenn kàddu yi mais parfois man je me dis que parfois est-ce que yenn nit yi nga xam ne xaw na ñaaw njott ci ñoom ci yenn yi ñuy def est-ce que ñi ngi leen di topp ka ci war parce que da ngay gis ni li ñu naan sénégalais day du sos waaye dafa yokk mën nañ yokk waaye du sos tey en dehors de ces mara milliardaires ni kañ ca njëkk a tudd muy un animateur depuis combien d'années lañ yàggoon dégg ni mi ngi ci mbir yi depuis combien d'années lañ yàggoon dégg ni bañ ko njëkkee jàpp c'était à l'occasion d'un festival bi xemoon ci benn dëkk te pourtant lu nit ñi doon ruumandaat la un animateur benn collègue am bi mu nekkoon loolu dans la même télé dénoncé ko ñu jël collègue am boobu dàq ko y a jamais eu d'enquête pour xam mais nit ki est-ce que rek sénégalais yi dañoo toog parmi des milliers d'animateurs yi nekk ci dëkk bi ñu jàpp benn nit rek singli ko ne moom lii la te pourtant moom am na ay naataangoom te ay naataangoom kenn tudd leen ci loolu ça peut susciter une enquête loolu suñu service de renseignement loolu la ñuy servir mais malheureusement man je vois que pour ces cas am na ci daal lu kenn mënta comprendre mais bon puisque mi ngi tàbbi ci loxoy yoon espérons que dinañ ci dem jusqu'au bout puisque c'est un réseau am na ñenn ñu dégg nañ daw nañ mais ñu démanteler leen pour que ces faits là bu bañ a amati ci réew mi et que ñun quand on parle de ce cas toujours ko dañ koy baamuwaat di ko répéter souvent c'est pour préserver les jeunes c'est pour aar ndaw ñi nga xamante ni nii Pape Samba daf ko wax ñëpp amuñ nit am na 30 ans maturul masamaa nag koo xam ni 16 ans la am lu ko këf yomb à l'âge de 16 ans nit ki mi ngi la personne cherche une identité nit ki entre âge boobu la nit ki di forger sa personnalité nit ki ñëw këf ko noonu jaay ko xaalis jaay ko une vie de luxe jaay ko mais alal yu bari këf ko dafa yomb donc ces gens là puisque ñu ngi leen di commencer jàpp rek tant mieux espérons que du yam fii et que toute la bande bi nga xamante ni ngi tourner autour nañ leen teg loxo pour préserver notre société. en tout cas ay réseaux yi sakkal nañu daal. bu si nekk ak façon bu mu koy defee ñu jàll ci li nga xamante ni moo di ñaareelu waxtaan gi rek.